asalaamaaleykum sama gaa ñi tey le lundi 4 mai 2026 am mbégte mu rëy saa su ne di dellusiwaat ak yéen ci lépp li nga xam ne dafa yitteel seen actualité te nag ñu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci lii nga xam ne moom mooy seen actualité géopolitique mondiale. xam ngeen bokk ci na ci forme de guerre yi nga xam ne am na ci àdduna bi à part jàmbaarloo yi nga xam ne ay ndela dañuy kalaate ay bakkan di rot. am na lu ñuy wax guerre psychologique am na lu ñuy wax guerre communicationnelle mu mel ni jamono ji guerre yi nga xam ne mu ngi am la ca gën a fës bokk na ci lu ñuy wax guerre communicationnelle ndaxte li ci mel dafay firndewu ci diggante États-Unis bu Trump ak iranien yi nga xam ne daanaka kenn desul ginnaaw ci lépp li nga xam ne guerre communicationnelle la di ko jaaral nag ci jumtukaay xarala yi ndaxte Trump moom xam ngeen ne réseau social am Truth la yore lu nekk ay photomontage intelligence artificielle lépp nga ci biir pour maanaam di communiquer ak àdduna wërngal kër ak basam ak iranien yi nga xam ne ñoom lay waajal ay mbir iranien yi tamit desuñu ginnaaw benn yoon ndaxte ñoom sax dañoo wone xarañteef bi nga xam ne sax dafa yéem ay askan yi nga xam ne dañoo fekk baax am rek ci pexe yi nga xam ne ñu ngi koy nas ci wàllum communication rawatina ci lépp li nga xam ne ay tontu la jëm ci la nga xam ne fas yéene nañ koo def lii nga xam ne moom mooy réewum Amérique bu fekkee ne song dafa am moom nag benn cessez-le-feu bi nga xam ne daanaka buñ ko instauré ba léegi amagul kenn ki nga xam ne salfaaña nga cessez-le-feu bi maanaam lu xuppante yi di bëri yëpp lu tëkkante yi di bëri yëpp amagul kenn ki nga xam ne jéem ngaa def luy yàq lii nga xam ne moom mooy cessez-le-feu bi loolu moom nekk na la nga xam ne ñun ñëpp teg nañ ci sunu gët mu nekk daal ku nekk yaa ngi moytandu bañ la nga xam ne sa morom ñamal na la ko mu nekk la nga xam ne lu diis la yëg nga ko bu baax a baax ci sa biir xol mu nekk la nga xam ne daal du gaaw a tàmbaliwaat même bu fekkee ne daal ku nekk defaraat nga sa toogaay ci wàllum ngànnaay parce que wax naa ne amul kenn ki nga xam ne des na ginnaaw ci wàllum toogaayu ngànnaay ndaxte ànd bi fu mu jëm réew yëpp ñu ngi baral seen toggum ngànnaay maanaam toggum ngànnaay yi yokk na de 20% yegg ba presque 2800 milliards dollars yi nga xam ne ngànnaay lañ ko jagleel te li ni mel dafay gën a jëm kanam léegi nag ci biir loolu tey dañoo yeewu kii nga xam ne moom mooy njiitum réew Amérique annoncé ci fii nga xam ne moom mooy réseau social am Truth Social di xam ne dañuy lancer benn opération bu bees bi nga xam ne humanitaire la maanaam ñoo njort ne am na lu toll ci 600 bateau yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu ci détroit d'Ormuz mënuñoo génn ginnaaw blocus bii nga xam ne corps gardien de la vie ñoom ñoo ko amal moom nag lancé na benn opération bi nga xam ne dina tax ba ñoom ñooy gunge bateau yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci détroit d'Ormuz ngiroo fa depuis ay bés a ngi nii dem ba seen lekk yeeg seen ndox commencé di jeex ñoom ñu accompagner leen léegi nag Trump dafa annoncé tey ci altine bi la marine américaine va accompagner les bateaux étrangers pour qu'ils puissent passer sans danger dans le détroit. Il est prévenu que si quelqu'un essaie de bloquer le passage, les États-Unis riposteront avec force. mooy maanaam bu fekkee ne am na ña nga xam ne dañuy jéem a gàntal li ni mel lii di réewum Amérique dina indi tontu bi nga xam ne tontu bu ànd ak doole la doon nee na nag pour loolu ñoom mobiliser nañ ay navires de guerre 100 avions de combat ak 15000 soldats loolu mooy la nga xam ne li ci réewum Amérique maanaam teg na ko pour maanaam mën a gaaral ñi nga xam ne ñoom ñoo ngiroo ci fii nga xam ne mooy détroit d'Ormuz. Mais les Américains disent que ce ne serait pas vraiment une mission d'accompagnement. La marine américaine se contente d'indiquer aux bateaux les routes sans danger. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. L'Iran n'a pas mâché mot. Il dit le détroit d'Ormuz ne sera pas géré par des postes délirants de Trump. Iran nag la nga xam ne moom la fësal dafa wax ne détroit d'Ormuz nekkul la nga xam ne ay postes réseaux sociaux mooy la nga xam ne moom moo koy doxal wala moom moo koy gérer ci loolu nag. am na benn xibaar bu jib di wax ne lii nga xam ne moom mooy iranien yi dañoo song benn destroyer ba laal ko le commandement militaire américain affirme que le Moyen-Orient a déjà donné quelques détails 15000 soldats mooy lii mooy la nga xam ne moom la ñu war a def pour escorter destroyer waaye ci biir loolu nee nañ marine yi maa ngi doon wax 600 navires waaye 900 navires ñoom ñoo bloqué ci fii nga xam ne moom mooy détroit d'Ormuz nee nañ dina nekk la nga xam ne dina leen escorter ba ñu yegg fa nga xam ne foofu lañ mën a jëm mooy maanaam traversé détroit bi léegi nag ginnaaw bi nga xamee ne wax nañ ne dañoo laal benn destroyer mooy maanaam iranien dañoo sox benn missile jëmale ko ci
lii nga xam ne moom mooy réewum États-Unis mooy ay force marine am lii di CENTCOM dafa génne benn communiqué ca saa si weddi li ni mel wax ne amul lenn luy niroog sox li nga xam ne laal nañ ko jëmale ko ci ñoom maanaam lii nga xam ne moom mooy frégate bi ñu wax ne sox nañ ko CENTCOM ci saa si da kaa weddi parce que gis ngeen ne xibaar bi jëpp na ci ay réseaux sociaux yu bëri ak ay chaîne de télévision li ki mel ni ay BFM TV LCI ñoom ñëpp ñu ngi wax ne iraniens yi sox nañ iraniens yi sax ñoom ñoo wax ne sox nañ benn frégate américain l'Iran a frappé une frégate américaine avec un tir de missile waaye wax naa leen ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa CENTCOM ca saasa dañoo weddi lii nga xam ne moom mooy xibaar bi. Un navire américain frappé Washington demain. Les prochaines heures devraient permettre de voir plus clair avec la communauté internationale surveille de près l'évolution de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. léegi nag taxawaay bii nga xam ne moom la occidentaux yi am li ki mel ni France Allemagne ak Union européenne daanaka ñoom dañoo jàpp ne daal foog ñu teg ay waxtaan pour mën a indi solution ci lii nga xam ne moom mooy détroit d'Ormuz bi ñoom. coalition bi nga xam ne njiitum réew Amérique woote na ko pour ñu gaaral navigation bi te loolu boobu ba léegi Friedrich Merz nekk chancelier allemand moom mu ngi wax ne lii nga xam ne moom la iranien yi di def dafa nekk la nga xam ne teguwul ci yoon teguwul ci dëgg ndaxte jël détroit bi bëgg ko def seen moomeel di gàntal ko di gàllankoor koom-koomu àdduna bi li ni mel dafa war a dakk waaye moom dafa xam ne réewum Allemagne pare na pour bokk ci bu fekkee ne maanaam jàmm ji dellu si waat na mu mel ni daal amul kenn ki nga xam ne daal ñeme ngaa dànkaafu wala ñeme ngaa laale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy iraniens yi parce que wax naa leen ne iraniens yi ñaari réew ñoo lëkkaloo song leen di États-Unis ak Israël te ñoom teewul ñamal nañ kii nga xam ne mooy Israël ay ñam yu neex waaye ñamal aussi foofu fi nga xam ne ay intérêt américain dafa nekk ci Moyen-Orient maanaam li ko dalee Arabie Saoudite Émirats arabes unis Qatar Bahreïn Oman foofu noonu yëpp Irak Syrie foofu yooyu yëpp iraniens yi yónnee nañ fa ay sox ba tax na daal xam naa loolu moo tax tontu bii nga xam ne lii di réewum maanaam Iran indi na ko tontu moo tax ba ñu bëri tendeefal am ragal jëm ci maanaam lépp li nga xam ne mën na nekk seen i intérêt ñu koy laal léegi nag ci biir loolu lii nga xam ne moom moo am ci guerre bi parce que wax naa leen ne jamono jii lépp li nga xam ne ay wàllum xeetum maanaam ngànnaay la dafa nekk la nga xam ne ay réew yu bëri moom lañ jiital léegi nag am na parce que projet bi sax ñu ngi ko tuddee projet Liberté maanaam l'armée américaine confirme le lancement du projet Liberté pour venir en aide aux navires bloqués dans le détroit d'Ormuz ñoom mbir mi projet Liberté lañ ko dëppee mooy maanaam projet ba nga xam ne daal dina gaaral lii nga xam ne moom mooy ñëpp ñi nga xam ne dañoo ngiroo ci détroit d'Ormuz ñu mën a amal ab jàll te iranien daal li ni mel gisewuñ ko noonu léegi nag ci biir loolu Jordanie dafa amal ay sox maanaam aviation jordanienne dañoo amal ay sox ci réewum Syrie parce que wax nañ ne dafa am ay ngànnaay yi nga xam ne dañ koy toggee ci fii nga xam ne moom mooy frontière syrienne mu nekk la nga xam daal ñoom duñu banque seen loxo toog di seetaan la Jordanie indique qu'elle poursuivra ses opérations pour protéger ses frontières face aux tensions croissantes dans la région maanaam Jordanie dafa amal ay sox fii nga xam ne moom mooy réewum Syrie les forces jordaines ont mené des frappes aériennes le long de la frontière syrienne ciblant des sites soupçonnés liés au trafic de drogue ou d'armes maanaam ñoom jàpp nañ ne seen frontière dañ fay amal ay activités yi nga xam ne daal dañ fay jaay soit ay ngànnaay soit ñu fay jaay ay drogue. L'opération aurait visé des installations de production, des entrepôts et des centres logistiques utilisés pour le passage de marchandises illicites maanaam foofu fi nga xam ne ay entrepôt la mooy maanaam ay bërëb yi nga xam ne dañ fay denc ay marchandises moo xam ngànnaay la moo xam drogue la tout au long de la frontière mooy maanaam frontière bi nga xam ne moo dox si diggante ñaari réew yi yëpp dañ caa amal ay song. Amman affirme qu'il s'agit d'une campagne continue contre les réseaux impliqués dans le trafic de Captagon et d'armes considérées comme une menace majeure pour la sécurité nationale maanaam xeetu drogue bii nga xam ne moom la ñuy wax Captagon moom ak lépp li nga xam ne ngànnaay la parce que nee na loolu dafay salfaañe lépp li nga xam ne seen sécurité nationale la moo tax ba ñoom daal nee nañ dinañ wéyal opération yi nga xam ne ñu ngi koy am saa su nekk xam ngeen wax naa leen ne kii di réewum Israël moom dafa commandé maanaam ay escadron sas yi nga xam ne ñaari escadron yi nga xam ne da koy yokk ci arsenalam lii nag li ko tax a jóg nag mooy fexe ba am autonomie totale
maanaam Israël nekk benn puissance militaire bi nga xam ne dootul dépendre systématiquement ci lépp li nga xam ne ngànnaayu Amérique la wala ndimbalu Amérique la. cette double stratégie achat US immédiate plus production locale sur 10 ans te li ci neex mooy ngànnaay yépp ci réewum Israël lañ koy toggee mooy lu ñuy wax production locale. l'Iran loolu nag la ko tax a jóg mooy montre qu'Israël se prépare à un long conflit avec l'Iran et ses proxys maanaam ñoom jàpp nañ ne laale bii nga xam ne ñu ngi koy laale ak Iran ak ñii nga xam ne ñoom la Iran ngemb di Hamas di Hezbollah di Houthi ak di miliciens pro-irakiens yi ak ña nga xam ne ñoo nekk Syrie mu dafay nekk guerre bi nga xam ne guerre bu yàgg la nar a doon moo tax moom jàpp na ne daal faw mu renforcer lépp li nga xam ne ay capacité de frappe renforcer à court terme autonomie militaire à long terme mooy maanaam ci lii nga xam ne mooy court terme fexe ba ñoŋal doolem bu na indi tontu ci fépp mais à long terme dem ba maanaam faire carrément ci lépp li nga xam ne dafay dem ci dépendance ci réew Amérique autonomie militaire à long terme. Reste à voir la réaction de Washington qui doit valider ses ventes d'armes et celle de l'Iran après les déclarations de Trump sur une reprise des bombardements jugés possible. léegi nag ci biir loolu ñu ngi xaar lan moo nar a nekk réaction ñi nga xam ne ñoom ñooy américains parce que wax naa leen ne jamono ji waa Hezbollah ñu ngi sonal bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom ñooy soldats israéliens yi nga xam ne dañoo franchir frontière sud Liban parce que ñoom jamono jii dañuy utiliser drone FPV yi nga xam ne dafa ngàlloo lu ñuy wax fibre optique nga xam ne opérateur biy dawal drone bi dafay gis lépp li nga xam ne dafay xew ci toolu xare bi rawatina nag bu séenee ay soldats wala ay seeni ngànnaay ba tax na daal am na ay soldats israéliens yu bëri yi nga xam ne jot nañoo am ay gaañu ñenn ñi ñàkk seen bakkan te li ni mel lii israéliens yi sóoraale wuñ ko woon maanaam ñoom ba ñu dugg sud Liban dañoo yaakaaroon ne dañuy ñëw rek di amal xeetu guerre yu ñu doon guerre dafa mel ni kon la dal soldats russes yi commencé naa dal ñii nga xam ne ñoom ñooy soldats israéliens yi parce que jamono ji waa Hezbollah dañuy utiliser ay drones yi nga xam ne ay drones à fibre optique la maanaam amul lenn luy brouillage li nga xam ne mën na koo gàllankoor ci lépp li nga xam ne bëgg na koo def léegi nag ci biir loolu ñoom sax commencé nañ nas ay pexe parce que commencé nañ def comme ukrainiens yi xam nga lépp loo gis ci guerre rek da ngay jàng parce que ukrainiens yi ñoom ñoo njëkk ñi nga xam ne dañoo amal ay filets yi nga xam ne dafay bloqué drone FPV yi xam ngeen drone FPV yi nekkul ay drones yi nga xam ne ay drones yu rëy lañ maanaam boo leen bëggee gàllankoor seen mission rek bloqué leen ci benn filet comme ça bu ko defee balaa ñoo yegg si yow dina nekk la nga xam ne filet bi dina gàllankoor mbir bi ni mel lii mooy système bi nga xam ne ukrainiens yi ñoom ñoo ko njëkk a génnee def ay couloirs yi nga xam ne ay filet la yu fees del ay filet ay nylon wala ay filet acier yi nga xam ne day tax ba drone ba su ñëwee du ci mën a dem mooy maanaam dafay ngiroo parce que drone yi ay drone yu tuuti la yu yeb ay explosifs yi nga xam ne mun naa faat bakkan wala mun naa gaañ ay soldats loolu mooy la nga xam ne moo changé xar kanamu guerre ndaxte guerre yi nga xam ne am na yëpp dafa nekk ay guerre yi nga xam ne ay guerre de maanaam drone la maanaam technologie drone yi daal ak intelligence artificielle moo tax ba jamono ji soldats yu bëri dañoo am jafe-jafe ay léegi pour maanaam di aar seen bopp faw ñu xool yeneen configuration yi nga xam ne dañ koy toggaat ndaxte nekk na li nga xam ne mun naa am différence ci toolu xare léegi nag ci biir loolu wax naa leen ne Netanyahu dafa commandé 2 escadrons de F-35 et promet de frapper n'importe où en Iran maanaam moom dafa gën a ñoŋal lépp li nga xam ne avion la 2 escadrons F-35 lañ commandé. Le ministère de la Défense israélien a annoncé ce dimanche 3 mai l'approbation par le comité ministériel de l'achat de 2 nouveaux escadrons de F-35 et de F-15 auprès des entreprises américaines Lockheed Martin et Boeing. ñoom nag ñiy defar F-35 yooyu noonu Lockheed Martin la ak Boeing ñoom ñoo lëkkaloo di jaay ngànnaay yi ni mel léegi nag Netanyahu a déclaré que ce contrat va renforcer la supériorité aérienne écrasante d'Israël maanaam li ni mel dafay tax ba ci région bi du am kenn ki nga xam ne mun ngaa diiranteeg mbagg réewum Israël ci jëm li nga xam ne moom la ñuy wax supériorité jaww ji mooy lu ñuy wax supériorité aérienne nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien maanaam ñoom ña nga xam ne ñooy dawal seen avion ñu leen duppee ay pilote wax na ne mun nañ laal fépp fi nga xam ne bëgg nañ koo laal ci réewum Iran yépp moo tax na daal il reste que dans la déclaration filmée alors que Donald Trump évoquait à la veille une possible reprise des bombardements sur l'Iran xam ngeen boobu ba léegi wax naa leen ne cessez-le-feu bi kenn salfaañe gu ko amul kenn ki nga xam ne daal jéem ngaa salfaañe wala jéem ngaa violer cessez-le-feu bi nga xam ne moo dox seen diggante du Iran du Israël du États-Unis au-delà du renforcement de l'alliance avec les États-Unis Netanyahu a esquissé un virage stratégique vers une souveraineté industrielle accrue
moom daal la nga xam ne moom la bëgg, même bu fekkee ne sax ñu ngi wax ne lépp li nga xam ne da koo def moom moo influencé Donald Trump pour mu dugg ci guerre, parce que base maga bu Trump mere nañ ko lool parce que nee nañ guerre bii nga xam ne ñoom la ñuy guerre ak Iran daa fekk ne kii di Netanyahu moo ko ca influencé ba mu dugg ca. xam naa nag loolu moo tax ba israéliens yi jàpp ne jamono ji jot na ñoom ñu jël seen matuwaay ba moom seen bopp. loolu mooy stratégie, mooy souveraineté industrielle accrue. Il s'est engagé à injecter 350 milliards de shekels, mu toll ci 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros la Benjamin Netanyahu teg ci taabal bi pour jënd ay xeetu avion, ba pare ca la nga xam ne aussi ñoom dañuy bokk ci production bi, mooy maanaam am nay avions yu bëri ñoom ñoo koy defaral seen bopp ci seen réew. Sur la prochaine décennie, pour encourager la fabrication nationale d'armement de pointe et de ses propres avions de combat, mooy maanaam Israël à long terme bëggatul di jéegaane lépp luy jëm ci wàllum ngànnaay. loolu su ma juumul defaloon naa leen ci vidéo di wax ne Israël dafa bëgg a affranchir boppam ci xeetu ndimbal yi nga xam ne États-Unis d'Amérique mu ngi koy ndimbal. même bu fekkee ne sax lii di gouvernement américain yi ñoom amuñu benn jafe-jafe pour ñëw indi ndimbal jëmale ko ci israélien, parce que boobu ba léegi lépp lu Israël soxla rek américains yi ñu ngi seen wet, parce que wax nañ ne lobby juif bi ñoom ñooy ña nga xam ne ñoom ñoo contrôler koom-koomu réew Amérique, ñoom ñoo contrôler industrie d'armement yi. waaye ñoom nag israélien lu ñu bëgg mooy ca lépp loxo seen bopp, mooy maanaam dootu ñu nekk di tàggoti ma Samba wala ma Demba, dootu ñu nekk di ut ay ndimbal. ñoom daal bëgg nañ daal ci la nga xam ne mooy Moyen-Orient mu ñu nekk la nga xam ne la ñu yore ci ngànnaay kenn du ko layam-layamee, mooy maanaam dañuy fësal doole bi nga xam ne ñoom kott ñoom ñoo koy am, ñoom ñoo koy téye. su ko defee nag ñoom la ñuy sént mu nekk la nga xam ne day dem ci maanaam ragal wala cër bi nga xam ne daal ñeneen ñi di leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. donc lii mooy lu ëpp solo la nga xam ne bëggoon naan ko indil seen actualité géopolitique mondiale. seen xarit la woon Léon Baltasar le Caméléon, di la ñaanal kenn du lu jàmm ak salaam.